Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yi ak xarit yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ñoo ngi nuyu bu baax sunu PDG mboolem directeur ak itam tout le personnel macha allah ñaanal leen kendal ak jàmm wéyal nag boobu nuyoo dem seeti kilifa diine yi ak kilifa aada yi macha allah nu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen gërëm macha allah ndax seen taxawaay. ci kaw loolu duñu fàtte ñi nga xam ne itam ñooy xalifa généraux yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak wér ñu ngi dugg ba tey ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di massalu coono ñi nga xam ne ñoo fa nekk muy malade yi ak ñi leen di faj yal na yàlla muccal leen bu baax duggee noonu ci biir prison yi également ñaanal leen yàlla muccal leen jële leen ca bërëb yooyu te ba dara bañ leen a jot waaye ñu xam ne rek toogaay bi càngat la macha allah ndax yàlla lu mu namm war na lu mu àggale daa jot yàlla na gaaw rek jële leen ca bërëb yooyu àdduna nag di demal maa ngi ñëw moo tax xel day dem ci sunu wasila yi xel dem ci sunu wayjur yi sunu mbokk yi baax yi teel a dëddu yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah te yàggal sunu taxawaay munoon nañoo toog fii di lim sunuy wasila duñu noppi waaye rek ni ñu koy waxee saa su ne yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe dal leen ak jàmm ci seen émission wareef ma am nag bànneex bu mag toog ak ajaratu Mami Linguère Diop Ndoye Bane a ngi fi li ci gën a neex itam tey am na koo xam ne da ngeen koy seen rek saa su ne mu jàkkaarloo ak yéen di leen jox ay résultats wu Covid ñi naan am naam amul dañ ko grossir wala grossiruñu ko ànd ak lu mu mënti demee rek moom dana ci indi ay leeral léegi macha allah muy monsieur Ousmane Gueye bu ma neexee itam ni ko docteur Ousmane Gueye Adja Linguère salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. dina màtte du màtte moom ñu dem jëlee la ki yooyu bañ ñëw tegal la ko fi moom. boo ci ne duut baaraam da nga xam. man nee naa ko ndax loolu lim ba yàgg nga bëgg a samp saw xel waaye yooyu yëpp dama nuyoo ba pare soog a dellu siwaat kon dañuy doon niñ daan dooret ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama mam yàlla mag neen son Mandela tëpp ko jaloore ziar mbooleem kilifa diine kilifa aday di ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yen bi woyof lool ci kawam ak mbooleem sunu xalif généraux yi Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool te wér yéenay kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi kon lu ngeen fi gën a yàgg suñu njariñ lay doon yaay diggéen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam comme ni nga ko waxee rek jamono ji ñu toll comme li may faral di wax rek xol yi diis nañu xel yi fees nanu waaye ak lu mu ci mën di doon ku dul may sa bopp loola suñu borom may nga jël ala kulli haal dolliwaat rek di sàkkuwaat ñaan bu baax ci kilifa yi delluwaat gën a yaatal xol yi fóot xol yi yokk sarax yi ak dimbalante bi te rafetal gis-gis bi ci biir nit ñi bu ko defee kenn ku ci nekk jàmm mën a law ci réew mi jàmm mën a law ci adduna bi ndax ñun Sénégal am nañu jàmm waaye bu ko yàlla yokkee ñu jël ndaxte réew bu day am nu muy demee jàmm rek mooy mbokkam yàlla na yàlla fëgg bopp yëpp oyofal yaram yëpp te def dara ci sunuy poche lu lew lu nu mën a dundee mën ci fàggu leneen ak leneen li war a ñëw ci kanam ziar nañ la bu baax Eva ziar Ndoye Bane waaye monsieur Waññi ñi ngi lay nuyu monsieur Waññi moom ku dikk mu indil ko tur ci mooy Mami Linguère macha allah inspecteur salaamaaleykum jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér amiin waay di ziar waa Pire Sañu Xoor yëpp ñu leen di ziar di ca jiital sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne ak le maire sëriñ Bouba ak Baye Badou Dieng
ak Serigne Sidi Mbacke ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal yàlla ne yàlla muccal ci mbas mi muccal ci képp koo xam ne daal da ngay kilifa ci réew mi ak da ngay ndaw ci réew mi ñi di leen sensibiliser waat bu baax a baax waa dëkk ba ak la ko wër Pire ak la ko wër Tivaouane ak la ko wër Ngaye ak la ko wër Thiès ak la ko wër su ko defee mu daal ni Sénégal ak li ko wër rek sa xel du dee dem ne léeg-léeg dañu war a confiner ñëpp ñun ñëpp ñu xam fu nu féete. waaw xam nga war nañ ko def sax mais xam nga Sénégal ak ni mu bindoo. dëgg la pour def ko day dina metti dina metti trop parce que da ci am Sénégalais yoo xam ne tey jii pour ñu lekk il faut ñu xëy génn dem ñëw pour lekk loolu dafa am solo waaw ñooñu il faut ñu xalaat leen xalaat ñi ci hôpital ba tamit sinon rek su boobaa ñaari pandémie nga fi am maanaam problème mu lekk bi ak problème corona bi donc daal nañ jéem a xool nu ñu ko kiyee nga xam ne dañuy koy préparer daal par exemple ñu ni semaine bii di ñëw wala lundi bii di ñëw dañuy tëj dëkk bi ku nekk dëkk ba nga ne fa nga nar a toog fii fukki fan ak juróom maanaam suñ ko defoon déclaration tey daal ni lundi bii di ñëw dineen tëj Dakar région yëpp ku ci nekk région ba nga ne wala département ba nga ne fa ngay toog fii fukki fan ak juróom su ko defee nit ñi préparé wu ku nekk fa nga bëgg a toog fukki fan ak juróom nga daal di gàddu say bagage toog fa xam ne soo fa duggee su la fa lën di fekkee fii fukki fan ak juróom doo génn comme ça loolu dinañ ko mën a régler takk der ya nekk ci région booba régler région booba région de Thiès takk der yi nekk région bu Dakar régler Dakar ña nekk Diourbel régler Diourbel te 15 jours ñu seet ñu xool merci sinon rek dina day doy waar jërëjëf Ndoye Bane li nga wax yëpp xalaat la nag xalaatu dox bi la déedéet xam nga àdduna looloo ko neexal xalaat yu wuute yi ñoo def àdduna bu taxaw ñun ñëpp bu ñu yemoon xalaat mission yi dañ koy teel a accomplir te du noonu àdduna ànd ak ay kërëj macha allah Ndoye Bane docteur Ousmane Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbaa distanciation bi ñu def daal bi ñu observé jaadu na. waaw baax na macha allah. jox nañ la kàddu gi di la nuyu bu baax. jërëjëf maa ngi leen di nuyu ci turu ministre de la santé et de l'action sociale. monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. parce que tey ñun fu ñu toog rek moo ñu fa yebal. dëgg la. di leen nuyu di nuyu waa kër gi yëpp tale ko ci kilifa gu mag bi ba ci suuf. dëgg la bàyyiwuñu kenn di am mbégte nag ñoo toog fi. am mbégte lu tax ci ni ngeen jëflante ak askan ni ngeen di jëflante ak ministère de la santé et de l'action sociale gis nañu seen taxawaay depuis mbas mi tàmbali ba léegi pàcc boo jël ci groupe Futurs Médias rek ñu ngi ci mbas mi donc loolu ñu koy rafetlu di ko seede vraiment di leen ci jaajëfal donc loolu tax na ba su ngeen ñu woo rek ñuy sawar a teew boole ci seen émission bi aussi naam amuñu jot di ko seetaan tous les jours. dëgg la mais léeg-léeg ñu daj ci te vraiment di ci am jàngat bu am solo. alhamdulilah donc vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu toogaay bi di ñaan nag. ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim. terminé ko ci alhamdulilah. jërëjëf macha allah Guèye am na nag sunu rakki bopp boo xam ne xanaa dañuy boole sax anniversaire yi fi jaar yëpp. jaadu na souhaité leen ko Corombaar Ndiaye sunu rakk sunu doom ñu ngi lay souhaité une longue vie. yàlla sottil projet yi nekk sa loxo macha allah ndaw ñàkkul dara te ndaw rawatina nag ndaw bu baax bu yaru boo xam ne ay magam dong lay doxal ay soxla li ma naan xale yi ci dëkk bi xale yi ci quartier yi na ngeen fexe ba jege mag ñi bu ñu dajaloo ne yàlla na nga faw daf lay dal macha allah kilifa goo fi gis rek muy dem mag ñee bokk ñaanal ko kon boog ñaanu mag yooyu yàlla na la dal Njaay ndax ñun dañu kontaan ci yow di ko souhaiter itam sunu ministre joyeux anniversaire noonu la fi nekkee woon anniversaire u Amina Poté sunu rakk bu baax boobu macha allah noonu la nekkee woon itam anniversaire u Mao Cissé le magnifique Mao laf cat ci yéen ñëpp yal na yàlla suturaal nu dellu jàmm ci sunu biir kër macha allah Mao Cissé xam naa ne réalisatrice baa ngay wax waaye anniversaire u Mao jiitu sa femme itam def marche tey itam très bien alors joyeux anniversaire au couple Cissé jeex na ñoom daal mangook def ceeg sotti ceeg def awa bi Amina déedéet ñoom ñett ñëppay fête waaye di ko jaale itam waajuram bu góor boobu génn àdduna c'est vrai maaw dama ko naan man dama macha allah dama la ñee parce que man gëm naa ne su ma yàlla mayoon sa xol dëgg la ma nekk nit bu egg parce que nit koo xamante ne dara du la metti nit koo xamante ne ku jóg mën nga ko jàppale nit koo xam ne nit mën na la tardeel dëgg la maawo boo wéeteeg moom da nga naan man la gën a bëgg boo ko fekkee ak keneen nga ne keneen la gën a bëgg dëgg la yàlla na yàlla yàggal waajuram bu jigéen boobu nga xam ne ci xolam la ko def mangook en tout cas wax leen ko su ma waree def sama émission ba monter sama reportage war koo teg ca rajo ba mu ñëw guddi woo ma
fekk te man baax dimbali ñu ngir yàlla ki ngay waaye émission suba nangam ak nangam na waaye tegal affaire yi. dafa gentil. waaw mais nag il faut nit ñi liggéey nag maaw il faut nit ñi liggéey. ca xalaat soo koy def say investigation boo doon dóor mu daanu. waaw mu ñëw ne la surtout maaw xoolal ko sonal wallaay. waaw kii ngay waaj émission yëg naa ko. nangam ak nangam ak nangam waaw mais. et alors il faut bien que le travail se fasse. alhamdulillah c'est la télé c'est la TFM ñun li ñuy wax yéen da ngeen cey bokk ndax da ngeen ñëw miin bokk ak ñun ñu ngi mel ni ñun ñëpp bokk ndey ak baay waay yal na yàlla dolli jàmm ci kër yi jële fi Covid 19 li may njëkk laaj kay docteur Ousmane Gueye tey ñaata cas la ñu am docteur. waaw tey cas yi wax dëgg yàlla. wàññeeku na tuuti. parce que def nañu ci li ñu mën a wax daal junni test. waaw ak juróom téeméer ak fukk ak juróom. ñi nemmeeku ci téeméer ak fanweer ak ñett. cas positif. 133 waaw donc ñi am taux de positivité bu tourné ci 8%, 8,7%. donc boo xoolee. moom moo. am lim bu gën a tuuti par rapport ak démb ak barki démb yëpp. ci 10 jours waaw ci 10 jours yëpp. waaw ñu ngi soog a am lim bu toll noonu. yàlla na ko yàlla def yàlla na jëm kanam. amiin voilà donc loolu daal moo ci am. waaw. très bien. tollu woon nañ fi ay bés dégg 0 cas noonu la woon docteur. waaw lu am solo xam nga jamono jooju. boo ko jëlee mois de mars. ba ñu tàmbalee ci premier cas le 2 mars 2020. 2 mars ba mois fin juillet. vraiment mbas mi au début avril sax boo ko jëlee ba avril cas yi dafa yëgoon. waaw bi ñu demee bu mois de mai mu fekk vraiment sénégalais yëpp comprendre mbas mi. waaw ñëpp jàpp ci. ñëpp dugg ci vraiment mesure barrière yi respect bi am solo trop. def ko cas yi commencé wàññeeku. demoon nañ ma li ngay doon wax rek ay 3 cas amatuñu woon sa décès amatuñu woon cas grave réanimation vide. ay waay ba ñu allégé woon suñu dispositif yëpp ci région yëpp waaw vraiment redéployer waat personnel bi ñu duggaat ci fi ñu nekkoon bayoon tuuti nag ci CTE yi pour en cas mais ba ñu demee nag ba novembre pourtant daan nañ ko wax nag parce que vraiment kenn du ne ministère de la santé artuwul plateau bu ñu mënta dem waaw daañ nañu wax ni naam lim mi wàññeeku na mais nañu góorgóorlu bañ a am deuxième vague. parce que lu tax ñu koy wax première vague bi muy am premier cas Chine la amoon Chine sori woon na fi trop. kenn xalaat loon ni dana agsi fii. mais ñun le 6 janvier 2020 la directrice générale de la santé publique Marie Khemesse Ngom. oote réunion pour ñu xalaat ci feebar bi xew Chine. nit ñi di ko tooñ naan ko yow lu xew Chine liñ ciy def ak yooyu. cey yàlla mu ne mais mun na yegg si fii. allahu akbar mbir mi ñëw. moo tax bi deuxième vague bi commencé Europe Amérique Afrique du Nord ñu bayoon xel ni dina mën a dugg fii mu tombé nag sénégalais yi bàyyeeku ñu bàyyeeku def relâchement général carrément parce que foo dem fu ne mooy li ñu doon waxtaan léegi rek xew yi takarnaase waaw ziyaare yi ñu ngi ci te muy dëgg transport nii ñi gis nu ñu commencé woon dëgg la surcharge bi fii bay taxaw ci marché yi marché yi ak yooyu vraiment mu tombé relâchement boobu am ñaare nga gis ni effectivement lu ñuy wax déni tubaab yi naan déni mooy maanaam bañ a nangu ni feebar bi am na parce que xam nga am na ñoo xam ne ba tey jii da ngay waxtaan ak ñoom ñu ne la corona amul dëgg la waaw weddi googu tam bokk na di yokk kaay boddi bi aussi muy beneen affaire mooy stigmatisation tax na ba ku yor feebar bi nga bañ a signalé wu ku yor feebar bi nga laqatu sa kër yaa ngi koy wàllee nit ñi xamuñu ko parce que yaa ngi science ni boo demee hôpital ñu ne am nga ko rek sa waa koñ wala sa waa dëkk di la joxoñ donc loolu tam muy facteur boo xam ni tax na ba corona bi ñëw beneen facteur mun nañ ko wax am na ñoo xam ne nag xam nga àdduna daal dafa doy waar am na ñoo xam daal du ñu xalaat seen askan ñuy dugg Sénégal di indaale kayit yoo xam ne méngoowul ak dégg naan def nañu test négatif na alors que test bi ñoom defuñu sax test bi dañu falsifié ay kayit dugg gis nga dugg ci réew mi ak test yu mel noonu ñu ne test boobu am na xam nga nit kooku
xamoon da am na doomu jàngoro wala docteur am na li ngay wax ci ku mu leeru waaw da ngay taxaw dellu si waat tuuti mais muy lu nga ni ma ne la dafa am ay sénégalais yoo xam ne des sénégalais qui se disent sénégalais dugg Sénégal indaale test boo xam ne kayit daal bu wane ni def nañu test et test dafa négatif alors que defuñu ko waxuma la ko fii démb gis nga xam nga ku mel noonu bu duggee ci réew noonu xamoon na dafa amee feebar wala ameewu ko bu amee feebar musiba naaru la mun na ko wasaare fu ne xam nga loolu tam bokk na ci leneen loo xam ne mënuñu ko mën a bañ a wax mooy coronavirus dafay njaboot goo xam ni ñoom boo xoolee bu période sedd la ñuy gën a am doole période sedd parce que grippe ci famille grippe yooyu la bokk période sedd la ñuy gën a dupliqué wu ci la ñuy gën a gaaw ci la ñuy gën a am doole donc loolu yëpp boo ko boolee indi na li indi vraiment le tax na li indi recrudescence kaay donc noonu daal en résumé mën nañ wax ni facteurs yooyu bokk nañu li tax tey ji ñi dugg ci deuxième vague bi ñuy wax ni très bien waaw mais ñii nekk aéroport ñi nga xam ne dañuy dem démb maa ngi koy wax souligner fii di ko wax ñoom Eva ñoo xam ne ay faux tests yoo xam ni ñoo ngi koy defar ci Espagne di ko defar ci Italie ba ci France nga wàcc ñu fay xaw ma ay 30 euros xaw ma 35 euros ñu wàcc ci aéroport bi ñooñu suñu leen jàppee loolu fu ñu jëm ak ñoom waaw loolu et puis c'est des Sénégalais waaw ministère de l'intérieur wax dëgg yàlla mu ngi def liggéeyam ñooñu mel noonu bu ñu leen jàppee vraiment ñoom ñi ngi def seen liggéey ñoo leen di téye def seen enquête ba xam fan la mais heureusement que léegi wax dëgg yàlla wàññeeku na bu baax wàññeeku na même bu fekkee aw ma certitude bu waa jeex na tàkk xam nga loolu moom dafay doy waar mais wax dëgg yàlla mais fukki fan yi ci ginnaaw nii wala 15 jours ci ginnaaw ni ci la gënoon waaw amoon nañu ay cas yu bare wax dëgg yàlla mais te du Sénégal rek dans la sous-région am na ba tax na voilà CEDEAO moo mujjee jóg créer benn plateforme buy traquer di topp faux test yooyu waaw parce que vraiment dafay loo xam ne mën na lawal jàngoro bi ci àdduna gi mën na sonal ñëpp donc vraiment loolu tax na ñuy wax ni li nga doon wax rek patriotisme mooy sens patriotique nit war na ko am waaw citoyen nit war na koo doon parce que citoyen moom mooy dëkk voilà mu defar dëgg la voilà il faut que sénégalais yi nekk citoyen gëm seen bopp bëgg seen réew bëgg seen askan dëgg la waaw loolu boo ko amee rek yenn nii da nga ko jomm def wallaay mami li ngeen wallaay nit a ngi romb nit di jaagare ne yaa ko gën boobu la mu la gënee dafa bëri ma ngi la gën a ragal yàlla gën la bëgg dëkkam gën la xam bon sens ak bonne manière xam nga li ñuy wax naan dañu war a teey de xam nga li ñuy wax naan raxas setalul nga neel ndax la ñuy gënee nit ki booy sangu doo ko summi li tax nga neex a waxtaanal xam nga damay faral di wax ma ne patti mag du nelawam fu jaan tëddati bu ko bës day am nag ñu mel ne mati njuug mi nga xamante ne dañuy fekk fu jaan tëdd ñu di ko bës temps yi kooku laa jël xam naa dafa choléra dafa nu mu tuddati sax Covid bi dafa Covid xam naa moo tax mu ñeme tooñ choléra bi nga tudd jamono bi mu dikkee itam macha allah nii la ñu sonalee woon xam nga booba ñun xaleel lañu gën nañoo nekk xaleel mais yëg nañu vraiment te booba la xam ne moo ci amoon te booba la jamono gën a metti parce que booba ni communication amee nii dëgg la amee wu ko woon nit ñi yeewoo léegi nit booba amagul woon c'est vrai nit ñi mënee jokkalante dem ak ñëw booba amagul woon te xewoon na fi te bu ñu fàtte ne xew-xew yu metti yu mel noonu sax yàgg na am ci réew mi ay boo xoolee ay ngas ak ay xuréet ak yooyu jeexaloon na àll bi yëpp fièvre jaune avant ñu koy xam jeexaloon na àll bi mais jamono bu nekk bu dikkee ak la muy indi te muy dëgg xam nga dafa am yenn yoo xamante ne toog naan man nangam mën na dal diw mais mënuma dal mooy ngëneel bi nga wax sànq parce que du lu jomb benn doomu aadama lu jombul kenn nag ku ci nekk da ngay jóg taxaw daal ne ah man mii mën na ñëw ci man ban bés day ñëw laa xamul dëgg la ndaxte nag yàlla bind na ko dul torox mais bindul ko dul dee ñëppay dee te nit ki il faut que nga moytu yenn yi pour que boo léegee nga mën ci am ndam mais xam nga ni ci 30 euros nga dem jënd ci ab faux test boo xamante ne yow wóor na la ne testé woo sa bopp te yaa ngi jóg di dem yow réew mi nga jógee moo ëpp sax ay moyens xëy na ci faju que réew ma nga war a wàcc ndax bu ñu fàtte ne professeur Seydi dafa am lu mu waxoon ci début wu feebar bi mooy que nañu ñaan yàlla bu feebar bi egg fenn fi parce que cas yi nga xamante ne dañu war a dem réanimation bu ñu eggee fenn fi dina métti goo xam ne Sénégal attanu ko te bu ñu ko waxee ñu ne non war nañ ko attan parce que kon ñoom lu ñu fiy jariñ mais du question ne ñoom lu ñu fiy jariñ mais xëy na bu boobaa lal yi dina jafe
pour ñu am benn kii bu doy bi dina jafe. personnel de santé bi aussi ñi ngi def lu ñu mën mais ñoom aussi ay père de famille lañ ak ay mère de famille. dañu yor ay kër dañu jóge ci njaboot dañu war a delluwaat ci njaboot. kon lenn lu ci nekk dañu war a xool nu ñu koy moytuwee. maa ngi tooñ Ndoye Bane démb naan kon Ndoye Bane dégg naa ne Kaolack ma ngay toj. bi fii soxna Xadijatu ñëwee aussi maa ngi ko koy wax Kaolack day fay Carrefour. Kaolack dafay wàccuwaay. dafay réew mu ubbee dama naan am réew la mu ubbeeku ndax da nga naan sous région bi la en miniature dafa am dëkk yoo xamante ne boo tuddee seen tur dafay mel ne da ngay teg baaraam ci dëkk boobu mais dafa am xeetu dëkk yoo xamante ne ay mbir dafay faral di am ndax wàccuwaay la wàccuwaay nag su amee dafa am foo xam ne dañu fa war a moytu comme man tey boo demee fu ma dëkk fu mel ni Touba ñu jóge Daara ngay ñëw ñu jóge feneen ak feneen na ngay ñëw marché hebdomadaire yi dëkk yi muy faral di am ndaje daf fay am ak yeneen kon nañu xoolaat taxawaay bi naka la ñu koy defee mais yéen ñi jege santé tamit ak yéen ñi fa nekk fàttaleeku leen que ne transport bi def na défaut ci réew mi nu te man gis naa ni yéen seen jàngat war na leen a yóbbu yow mi yëngu ci wàllum économie yëngu ci wàllum leneen ak leneen yaa ngi ci communication li ñuy wax mënoon nga ñëw toog suñu place wax ko man jàpp naa ne feebar bi actuellement li ko gën a tasaare transport bi bokk na ci ndax oto yi doyuñu buuxante bi bari na nit ñi heure ñibbi bi metti na ci ñoom te faaw ñu dem wuti ndax réew lañ moo xam ne am na ñoo xam ne seen dépense par jour lañu koy mën di ko débrouiller di ko am te nag saako bu solul du taxaw waaw muy développement bu am solo la nga wax am na solo lool c'est vrai que transport bi ñëpp ñu ngi koy wax fi mu ne nii c'est réalité la kenn mënu koo weddi mais loolu moo waral nit ñi war a organiser wu parce que gis nga réew buy dox pour mu développer wu pour mu dox normalement il faut mu am organisation il faut mu am méthode c'est fondamental méthode ak organisation secteur bu ne dañu war a organiser wu dañ naan tey jii jàngoro bi toll na foo xam ni mu ngi commencé métti carrément ci réew yi yeneen réew yi ñuy def mën nañ koo def gis nga tey jii télétravail kenn waratu ko beddi dafa loo xam ne war na nekk réalité ci askan yëpp entreprise bu ne war na mën a xam ne ñii war nañ mën a def télétravail c'est vrai mën nañu toog seen kër comme yàlla may na leen as tuut loo xam ne mën nañu am seen connexion mën a connecté wu ak seen entreprise di liggéey à distance loolu dina wàññi flux nit ñi par jour ci donc bu nit ñi wàññeekoo transport bi également dootuñu buuxante ci biir transport yi loolu dafa am solo il faut que nit ñi dem ba tollu foofu deuxièmement aussi mooy dégg naa ko keroog benn waaye bu ko doon wax ci te defe naa bi mu koy avant mu koy wax sax ñun ñu ngi ko doon waxtaane muy ci école bi xam nga école aussi élèves yi vraiment ci transport bi ñoom tam dañuy gën a yokk transport bi mën nañu quelque part xalaat xëy na duñu fa àgg ñu ngi ñaan yàlla mbas mi wàññeeku mais bu fekkee demewul noonu parce que ñun chaque fois bu ñuy liggéey dañuy liggéey ci li ñuy wax hypothèse pessimiste mooy dañ naan lii mën na xew dana tax ngeen voilà ça fait voilà loolu bu naree am école mun na dem ba xalaat double flux nit ñi bañ a xëyandoo wàccandoo waaw xam nga loolu tam mën naa ne waaw gis nañ ko tout au début de la rentrée xale yi daawuñu tase école voilà loolu tam mën na ne muy alternative par rapport ak flux transport loolu kii mais aussi gis nañu état defoon na appui bu am solo dañ naan programme de résilience économique et sociale lu mel noonu même bu fekkee mënta ñëw mais accompagnement mun na nekk de telle sorte que mën nañ dem ba ñu ne transport biir Ndakaaru daañ ko accepter mais transport dëkk ak dëkk mën nañ ko arrêter fii ak tant de jours yooyu yëpp ay pexe la ay pexe la mais gis nga pexe yi may wax yëpp xam nga lan moo jiit bu ko Sénégalais yi defee xëy na mën nañoo bañ àgg ko fii mooy li ñuy def nii distanciation bi ñu def nii waaw dafa am solo deuxièmement mooy lan raxasu nañu faral boole ko dugal ko suñu activité de tous les jours suñu yëf waaw suñu yëf foo toll fu ne 1 heure de temps 2 heures de temps nga xalaat ne war naa mën a raxasu ba mu set wala mën naa laal suma gel comme bi nga ñëwee nga pomper sa loxo dafa am solo loolu nit ñi war nañ ko mën a troisièmement masque bi war nañoo faral di tàkk suñu masque boo génnee sa kër nga tàkk sa masque ba na ngay duggaatee ak sa kër def naa loolu buñ ko defee amaana duñu àgg sax ci yenn restriction yi parce que loo def lu ne te àndut ak loolu yaa ngi sonal sa bopp d'accord yaa ngi sonal sa bopp tey ji man dama koy faral di wax dama naan nit ñi virus bi xëy na xamuñ ci lu bare liñ ci xam
lu néew la du Sénégal du Amérique lañ ci xam lu néew la mais d'accord nañ ci benn affaire muy pôle nord ba pôle sud ne takk masque ak raxasu ak distanciation c'est vrai vraiment loolu moom kenn mënu koo dindi donc nañ ko jëfee dëgg la bu ñu ko jëfee rek vraiment mbir mi dina dellu gannaaw mais naka lañ mën a def nag pour askan wi jëfe ko ban plan ngeen mën a teg waaw ou bien fan lañ mën a jaar pour pousse askan wi pour que ñu respecter les mesures barrières gis nga lu am solo mooy d'abord peut-être que mënoon naa mujj ci lii sax mais li ngeen def ni ca la bokk waaw mais lu fondamental tey ji bu ñu ko amoon ci chaîne yëpp Sénégal duñ ci wax dara d'accord parce que dina mën a àgg au moins foo xam ne ñun duñ fa mën a àgg mais communication dafa am coût waaw danaa fa ñëw génne leen xaalis bi danaa fa ñëw xam nga évacuation Mami Linguère ak Ndoye Bane taxaw ci angle bi gàddu pancarte waaw voilà muy lu am solo tey ji taskatu xibaar yi yëpp ñu ngi leen di remercier mais bu ñëpp defee vraiment c'est ku ne sa émission une fois dans la semaine nga ñambaas ci Covid bi dana baax ci sensibilisation loolu benn la deuxièmement mooy suñu leaders yi muy leader d'opinion yi ñuy wax leader d'opinion nga dem ci chef religieux yi ñi ngi gis ni tey jii muy xalif général des mourides tey vraiment implication ci Covid bi kenn mënu ko weddi kenn mënul ne amul mooy première personne bu génnee alalam bu takku dugal ko ci xeex bi deuxièmement mu ngi joxe image am ñu koy def ci natal wallaay macha Allah troisièmement mu joxe ndigal nit ñi nañu takk masque dëgg la nga dem tawoon dëgg la boobu ba léegi jàkk yi sax dañu koo tëj xam nga dem Pire nga dem fu ne vraiment nga gis chefs religieux yi yëpp engagé wu dëgg la loolu benn nga dem ci jàngu bi église bi barki dem mooy Ndiaye gis nañu suñu ministre ak ñoom donc muy activité de plaidoyer yu ñuy def auprès de ces yow jàngo bi nag taxawal foofu ci ñoom de wax dëgg yàlla ñoom vraiment chapeau ñiy jàmbaar waaw église bi moom vraiment ma nuyuwaale sama xarit bi Monseigneur Benjamin Ndiaye ma sàcc sa wax la ne macha Allah mi ngi waajal def beneen réunion pour xool nan la ñuy réorganiser seen kii vraiment ñooñu ba tey ji envoyé naa leen argumentaire religieux bu ñu defoon ak ñoom xam nga dañu defaroon benn argumentaire religieux bu musulman ak bu catholique ba envoyé naa leen ko pour ñu mën ci sukkandiku xool ni ñuy defee ak waxtaanee ak seen fidèles yi donc tëjee église yi ba léegi gis nga seen fête yëpp dañ ko kii respecté affaire yi ñu ngi leen di saluer bu baax donc muy activité yooyu mooy activité de plaidoyer yi ñu war a def au niveau patron de presse yi ñu bëgg leen a gis waxtaan ak ñoom y a de quoi journalistes yi ñëpp toog waxtaan ak ñoom impliqué leen ci mbir mi dootu man damay naan sax léegi dootuñu wax impliqué mais dañuy naan nañ ko def seen moomeel mu bañ a nekk loo xam ne ministère de la santé mooy ñëw ne defaral leen ñu nii wala nañ def nii. ci lañ taxaw initiative bi voilà presse bi da ci am ñoo xam ne tey jii luñ xëy wareef ko su ngoonee ñu yàq ko. waaw tey yow yaa ngi koy dégg. maa ngi koy dégg ñi autorités yi ñu ngi koy dégg. mais dëkk bi dafa mel ni dëkk bi amul ay kilifa. amul kilifa. ñun dañuy xëy suba wareef dugg reportage. def lu ne wax ak population bi su ngoonee bala ñoo yegg suñu kër nga gégg beneen émission rajo wala beneen émission télé yàq lépp lu defoon. waaw xam nga loolu nag. mais xam nga man dama naan mooy li soxna si waxoon ci njëlbeen rek. wuute moo tax ñu mën a ànd. c'est important. dëgg la xam nga loolu dee tax ñoo xam ni sont avertis parce que suñu borom loolu lañ ñu njëkk may xel. nit da nga war a njëriñoo sa xel. nit moom bu jëriñoo xelam man bu ma dégloo tey wareef. ma am li ma ci taataan. mu leer ma ne lii day suqale askan lii day may askan mu jëm kanam keneen ñëw ne daf koy yàq wax dëgg yàlla sama xel boobu dama ko war a jëfandikoo xam ne kii yàq ni waru maa ànd ak moom kee laa war a dëggul dëgg la te bu contraire amul rek du ñu avancer il faut mu am ni ñuy ñaan yàlla nag ñëpp delloo seen xel mais est-ce que état warul taxaw nag waaw wax ak ñi nga xam ne ay média lañu ñu leen di jox état di leen subventionné di leen jox aide à la presse après état lu mu teg pour xeex jàngoro ji nga xam ne mooy bëgg a rey nit ñi ñoom ñu toog xam nga defoon nañ ko ci état moo war a wax ak xam nga defoon nañ ko ci njëlbeen état da leen a ragal fi naan amul mu am fuñ jaar ak ñoom ba loolu dañ waaw te defe naa ba léegi état ma nga ci loolu tey jii bu ñu dégloo lu mel ni xëy na
keneen ku jógaat bëgg a faagaagal li ñuy def daañ ci jóg ci nu mu waree. mais par exemple yow tey boo xëyee nga taxaw jàkkaarloog askan bi nuyu leen ba pare daal di ñëw daal di génne wàññi bi nga xamante ne da ngeen koo wàññi ci réew mi yëpp nga ne nangam ak nangam ak nangam la diw lii wér nañ ci lii dellu nañ ci seeni kër lii ñi ngi ci soins intensifs ñi ngi ci lii ñi ngi ci la nga pare li ngay wax même pas 1 heure de temps nga dégg askan woo xamante ne yow teg nga sa bët ci li xew nga dégg leen ñu ne noo kii li muy wax amul wala dañ ko gonflé wala feebaru Macky Sall bi wala sax ñu ne compris pikiru Ablaye Diouf Sarr bi kañ lay ñëw yow loolu lan la lay def ci sa askan ndax amoo ci tiitaange wala amoo ci lenn loo xam ne war nga toog fii tey jooy ko wax leen ko pour que ñu xam ne lii ñuy wax ni egg na ci foo xam ne kenn waratu ko fowe naa la damay dëggal li nga wax rek barki démb dama jóge def point du jour may ñibbi ma jaar ci benn boutique noonu doon jënd benn mbir foofu ba ma àggee fekk commerçant bi mu ngi toog côté mbële am beneen client am keneen ku toog à côté kooku takk masque mais ñoom ñaari takkuñu masque ma ñëw ma ne yéen lu tax takku leen masque mais waaye xam nga lu mu ma tontu man d'accord ma ni feebar bi am na. macha allah. waaw muy am ci sentiment boo xam ne métti na ci xol. nga triste. mais dama ne suma devoir mooy taxaw ak moom expliquer ko. waaw pour mu comprendre. dëgg la mu xam li ma ko wax noonu bu fa jógee bu demee xëy na këram gëmloo la ne ni feebar amul. xëy na mun na indiwaat beneen kii argumentaire ba nooñu gëm ni am na. la ngay wax ni dafa am la ngay wax ni métti na ci xol métti na ci ñiy faj. parce que tey jii man dama naan li président wax rek keroog vraiment nañ am yërmande ay xalaat ñu ñàkk seen bakkan ci feebar bi xalaat seen famille mais dama ciy yokk personnel de santé te occasion la pour man tey ma féliciter leen encourager leen ci tuuru ministre de la santé et de l'action sociale dëgg la parce que nga gis ñoo xam ne depuis mars ba léegi amatuñu sa vie de famille ñu ngi ci centre de traitement yi suba ak ngoon ñoo ngi réunion ñaa ngi faj ñu ngi sol EPI gis nga EPI nu mu tàngee. ak ni mu méttee. waaw sol ko dafa métti dafa tàng. nit ñi xamuñu ñooñu bu ñu nekkee ci kanam malade surtout nga nekk réanimation tant que malade bi normalul tuuti sax. doo nekk ñemewoo génn foofu dem. yaa ngi surveiller heure bu ne nga xool waa sami ci régulation bu ñu nekk guddi du ñu nelaw. nga xool nga dem sama service. ñi nekk téléopérateurs yi. muy occasion pour ma féliciter leen ñoom tam ma encourager leen dañuy garder guddi. façon appel bu ne la ñuy jot. loolu et puis am na ñu fay woote. waaw jéem a doxaan xale yi. waaw façon appel bu ne moo tax ma ne rek moo tax ma tënk ko ne façon appel bu ne. waaw am na ñoo xam ne. waaw Eva gis nga. billaahi non weddiwu ma la. am na ay nit ñoo xam ne dañuy jël numéro. est-ce que xam nga weddiwu ma la. mais la nga xam dafa mujj ëpp. tabaarakallah macha allah man moo tax numéro vert bi voilà il est incroyable. wax dëgg yàlla li nga wax nu kenn mënu ko dindi man envoyé naa plainte ba sonn Grand Yoff police pour Grand Yoff. envoyé plainte pour ñuy woote di wut leneen. pour ñuy woote parce que da nga gis ku oote wax leneen lu ñaaw. waaw léegi man man dama commencé man ñi fi xaw ma ndax dañu war a ree xaw ma ndax dañu war a jooy xaw ma ndax dañu war a tiit parce que yow foo yëkkati dara teg ko fa pour lu baax am na ñu fay jaar di def leneen dafa am sànq ku woote sama kër benn jigéen am ku mu jot wax ak moom ba jooy que ne man naa ko jël téléphone ndax nee na jëkkëram bi mbas mi commencé ba léegi ndoy baa na ko fi wax démb bi mbas mi commencé ba léegi nee na jëkkëram day toog ne ko dama nekk réunion ba 21h mu ne ko su ma ñibbisee dañ may jàpp léegi 6h du matin ba 6h du matin la jëkkër ji di dugg si ci biir kër xam nga loolu Macky Sall mënu ci dara. mais xam nga loolu moom yeneen i mbir la. mais non yeneen i mbir la mais ku te kii day bind kii. non non mais ndoy couvre-feu bi boobu dina ci ñëw ci fee bi couvre-feu bi am na ñoom ñuy gàmm ak ñuy ras dem couvre-feu bi dafa am ay góor yu mu arrangé wallaay ñoom jaañ ak ñoom am na jigéen bu ne tekk ci régie ba di leen déglu ngeen di wax lu leen neex. non c'est vrai mais fi may waxee mooy ci kii fi mu nekk. waaw dafa am ay sénégalais yoo xam ne. dañuy jël numéro vert bi. dëgg la woote jot xale yu jigéen ñi di ko ñii dañuy woote di saaga nit ñi. waaw ñii dañuy woote di. mu ngi mel ne centre d'appel yi rek ne la ñuy dégg mais Ba et puis di xoole gis nga ay gros mots c'est ça c'est ça xam nga loolu dafa am ñoo xam ne man nu ma def ba xam. waaw doy na waar non man loolu laa ree sànq mais yooyu gis nga élément perturbateur du ñàkk ci benn mbir ci àdduna tout à fait
jàng sax ay jàng bu nu koy organiser laa wax de sëriñ bi war a ñëw dikk war a toog wax ak jullit yi nit ñi dégg am na keneen koo xam ne bu doon sagoom la jàng yàq pour vous dire ni doomu aadama mel ñun suñu xale lu daan def dañ daan dem sonné ay kër daw voilà loolu xam nga loolu bu ko suñu yaay yi yëgoon dañ nuy rek moo tax soo wooyee sapeur ba lu mooy ñëw très bien bon yooyu mais docteur bëggoon naa ñu ñëwaat tuuti yàlla def na nga côtoyer monde diabète xam ci tuuti ñu ngi nuyu bu baax a baax ñoom docteur Maymouna ñoom professeur Maymouna ñoom soxna Marie Kassissé ñoom Awa Mbow ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax macha allah ñuy wax ne Covid bii nga xam ne dafa dikk boo amee comorbidité defe naa noonu ngeen koy waxee daf lay nasaxal lan ngay wax ñi ñuy seetaan pour ñu gën ko xam am na ci ndax ñoo xam ne ñoom ñu ngi feebar mais dañu demetul nag hôpital aussi dematuñu te ñu ngi ak ay maladies yoo xam ne wax dëgg yàlla pour toujours la c'est ça occasion la rek ma nuyu waa centre Marc Sankale c'est vrai muy sama kër foofu sama kër la foofu laa jàngee professeur Seynou Nourou professeur Tafa Sow encadré ñu suñu papa Tafa Sow docteur Marika Cissé Maymouna Ndour professeur ñoom Anassar donc muy kër goo xam ne dafa ma marqué gi nga su ma la waxee ne seen bâtiment médecine interne j'ai été le premier médecin bu fa fanaan bu fa def garde maa ko inauguré maa fanaan foofu comme premier médecin bu fa fanaan donc muy kër goo xam ne suma kër la dëgg la et di wax rek ne mooy li ñuy wax rek comorbidité mooy koo xam ne dafa ànd ak beneen jàngoro dëgg la waaw bu wuteeg Covid muy maladie chronique yi muy diabète muy hypertension muy problème cardiaque muy cancer muy VIH muy asthme muy drépanocytose ñooñu yëpp mooy groupe boo xam ne dañ la naan groupe vulnérable la il faut ñu moytu ñu bañ leen wàll feebar bi mais aussi ñu moytu ñoom seen bopp dem fu feebar bi ne waaw xam nga bu mën a dem fu feebar bi ne moom mooy jóg bañ a saafonte ou bien bañ a dégg kii nu mu tëddee respecter mesures barrières yi ñooñu ñooy première personne yoo xam ne tey ji waruñu sàggane raxasu waruñoo sàggane masque très bien c'est fondamental ci ñoom war nañ ko yàlla war nañu aussi réduire vraiment seen déplacement non essentiel li ñuy wax non essentiel nga xam mën naa ñàkk mën nañ ko bañ a def mais ils peuvent aller au travail mën nañoo liggéeyi parce que benn ngi fii toog de ma noppi mën ngaa liggéeyi mën ngaa liggéeyi mais xam nga toog ci kër maa ngi dem waxtaani kër diw ñu bàyyi ko maa ngi dem yooyu amul kii c'est vrai waaw na mën naa ñàkk aussi seen njaboot muy seen i doom muy seen i sët muy seen i rakk muy seen i jabar bu seen i jëkkër nañu xam ne ñii ay ñu vulnérable lañ dëgg la donc war naa leen protéger waaw ñoom itam dañu war a farlu ci masque bi mais gisoo ni voilà mesures yi di ñëw ministère de l'intérieur dafa war a génne kayit signé ko tere ngénte tere ko carrément oui tere ci nooy ban bi nga wax ni neex la maanaam lim ko dëgg la mu bind ko lim ko ba mu leer d'accord naa bu baax ba pare wax ci wax lu leer parce que loolu suñ ko bindee ci xam nga bind nañu éviter les rassemblements mais il faut mu leer mais dañ ko war a benn tere nañ ngénte ceet maanaam rassemblement c'est vrai bu yëpp de yoo nga xam ne day nit ñi dañ fay dajaloo dëgg kuy takk nga dem takk rek noonu ñaari ni dem takkal la ba jëmmi jamono xam nga ñëw su jógee nga ceetal sa ceetal mais xam nga maa ngi dégg kii yor cimetière Yoff bi mu koy wax tey ci benn média de la place dëgg la wax ni léegi dafa gis sa enterrement yi nit ñi dañu bëri c'est pas normal man mii barki dem ba jóge naa point du jour ak sama oto daje naa ak cortège près de 30 véhicules yow mi waaw 30 véhicules mais c'est inadmissible c'est pas normal bi ñu ne ci période bi te man mii tey jii naa la wax lu leer muy président de la république muy ministre de la santé wax dëgg yàlla ñoo xam duñ nelaw guddi taa yu ñu jotee communiqué yi dañuy xool ñaata nekk réanimation ñaata ñoo ñàkk bakkan dëgg la man mii le matin su ma ñëwee loolu lay njëkk xalaat dëgg la
ñaata décès. ak it wax gi koy wax sax dafa diis. dafa métti il faudrait que nit ñi arrêté loolu. te nit ñi bàyyiwuñu ci xel te man ci sama xam-xam bu ndaw man dof bi muy dëji moom li muy paas ci nit ñi corona c'est trop. dëji fa la ñuy nekk di nuyoo teg faanu raxasu ba ñu naan ku jege armeel da nga ciy raxasu yooyu man gis ma fu ñu ko bind. ñuy dànk naq ya sigil ndigaale ya xaalis ba ñuy maanaam dëj yi ñu ci bari mag ñu bari dañ suñuy jógee dëj suñuy ñëw quelques jours après nga gis ni dañoo feebar. beneen bi mooy bëgg lu encore Saint-Valentin bii di ñëw nañ ko bokk ci yi ñuy tere. Ndoye Bane autre chose ku bëgg Saint-Valentin nga toog sa biir kër nga Saint-Valentin koog sama amul kenn ñëpp Saint-Valentin na ko ministre de l'Intérieur boole ci yi muy tere parce que mi ngi ñëw te xam nga c'est ça. su kaay wàññi non rassemblement moom. gis nga docteur. rassemblement boobu bu ñu ko yemale rek ndax ñu dégguñu bu ñu ko yemale ci Ndakaaru rek. parce que attends boo demee ci yeneen dëkk yi. man yàggul dara gis naa xew boo xam ne daf maa yéem borom mi ngi ma ne ku ma wax loo ma ne ko yow naa la boole. dafa génn ca dëkk kaw ya xew fa xew bu rëy boo xam ne man ko yow danaa la boole. te ba ma gisee xew bi nit ñi solo ñu masque de. ma wax te yàlla rek tax. Ndakaaru waaw li ñuy woowee Ndakaaru gis nga li commencé centre ville. dëgg la. ba par exemple Liberté 6. waaw laa mën a gaaraat ci li may teg sama bët. juróomi nit yoo gis. wax dëgg yàlla ñette ña da ngay takk masque. waaye gis nga soo génnee Ndakaaru. wallaay nit ñi takk ñu masque. pire ga ma dëkk moo ca njëkk. takk moom xam nga tey sooy wax commencé sa dëkk. waaw pire dëkk ba nga dëkk moo ci jiitu. mais tamit foofu tamit il faut ñu xaw koom am na ñoo xam ne maataay la ñuy def mais am na ñoo xam ne ndeysaan dañoo am ay moyens. léegi nag looloo tax may wax nii ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen as tuut. nañ dem dimbali waa dëkk ba ci ay masque pare sensibiliser leen teg beneen bi mooy école yi. problème la. waaw fii ci Dakar et à l'intérieur du pays école yi problème la. bomb la université dégg nga la fa xew. yenn lycée yi dégg nga la fay xew école privée yi dégg nga la fay xew masque yi bon est-ce que el tolluñu foo xam ne directeur d'école yi dañoo war a exiger élèves yi kuy duwul masque doo dugg. ba pare am ku taxaw ci buntu bi di leen defal gel classe ba am gel et tout ñu kii leen. gis nga Ndoye Bane laal nga foo xam ne lu am solo. muy école yi. école yi li ñuy wax rek man dama naan école ci kër gi la tàmbali c'est-à-dire man may borom kër samay doom war a jàngi. dëgg la. depuis kër ga laa war a xool ndax yor nañu masque wala yoruñu masque. ndax tàkk nañu ko wala tàkkuñu masque. loolu dëgg la waaw loolu c'est fondamental. say doom boo leen di yebal ñi dem école. dëgg la. nga jël leen seen masque ñu tàkk masque dem bu ñu àggee aussi chef d'établissement yi muy proviseur censeur ba ci directeur école ba ci suuf nañuy veiller ci respect mesure barrière ci école yi. parce que gis nga Ndoye Bane dafa yomb lu ne ñu ne état. dëgg la. état mooy yow mooy man mooy soxna Awa mooy soxna Mami. loolu dëgg la. ñun ñooy état ñun ñoo war a mën a mooñ gunge suñu njaboot. ñu dem bu ñu àggee école ba aussi chef d'établissement yi gën a dugg ci classe yi di vérifier. professeur bi aussi classe nay takk masque am pour xale yi mën a roy ci moom. maître bi na takk masque pour xale yi mën a roy ci moom. loolu c'est fondamental gis nga école. rien ne nous empêche daan nañ ko def ñun bi ñu nekkee élève ñu taxaw 5 minutes yoo xam ne pincez tous la ñuy def pour nit ñi drapeau ak yooyu. lever drapeau xam nga loolu lu am solo la. defe naa école mën nañu tàmbali chaque semaine au moins lundi ñu taxaw 5 minutes boo xam ne proviseur bi wala censeur bi wala benn titulaire na jël micro rappeler geste barrière ci école. comme bu ñu amee ouverture. voilà rappeler wala ñu ne chaque lundi classe bu ne 8h ba 8h05 enseignant bu fa nekk day rappeler geste barrière ci classe bi. ñaax xale gis nga lu mel noonu. répétition elle est pédagogique. te gis nga xale yooyu nag suñu wàccee. noonu lañ koy wax seen. noonu la ñuy sensibiliser seen. am nga xale yi loolu bu duggee seen bopp rek. bu ñu génnee vraiment ku ñu dajal rek dañ la wax lu tax defoo li da ngay seetlu sa doom bu ndaw lu mu jàng école bu ñëwee. waaw bëgg nga def ko. dëgg la c'est fondamental defe naa loolu lay wax man souvent ne engagement citoyen la ñu war a am. engagement communautaire baax na. lépp baax na mais nañ nekk citoyen. buñ nekkee citoyen daañu bugg suñu réew. charte bu suñu réew teg dinañ ko respecter.
dinañu respecter suñu askan. est-ce que gisoo ne Sénégalais ni boppam la gën a bëgg réew mi. loolu nag c'est pas normal. loolu bu ñu ko defee rek africain ñun suñu vraiment bu ñu amee loolu bés bu ñu demee ba ñu am am na kenn de nëbbal naa ko turam ci internet bi nee na à l'école de ma fille de on ne respecte pas les mesures barrières et pourtant école bu cher la école privée la wax dëgg yàlla. na dem moom ci boppam ginnaaw day fay na dem ca borom école boo ko ko. nee na ma ngoog moyens yi ñu ngi fa mais duñu respecté ay masques. école daf daan am gardien. waa Facebook ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. école daf daan am gardien normalement gardien bi dafa war a taxaw sax ci buntu bi. am na kenn ne ku ñëw su yorul masque bu mu dugg ci école bi. c'est vrai mami. mais am na da ngay dem fii nii ci yenn grande surface actuellement boo yorulee masque doo dugg. seen xaalis la ñuy dàqe de. ñoom dañuy jaay mais am nañ ful la ju toll ne boo yorulee masque doo dugg. maa ngi lay wax pharmacie tante wu Ndoye Bane bi boo ñëwee loo mën di jënd boo yorulee masque doo dugg. dëgg la mais nañu ne gardien bi yow da nga am pour taxaw ci buntu bi. ku dikk élève bu dikk bu yorulee masque. bu mu dugg amul masque baa ngi ci sama saak. amul dama koo bokk ba dugg amul sama yaay daf ko fàtte. demal nga ñibbi buñ ci dàqee xale ñaari yoon soo demee ñibbi. suñu xoolee nag ba xam ne nag lii mënta continuer. xale yi gën a ndaw te nga xamante ne ñoom xàmmeewuñ guy ga ak daqaar ga. nañu xoolaat nu ñuy def ba tegaat leen ci kër yi kon. ñu jéem a trouver waat beneen solution. parce que man lii ma gis nii. man diggante école yi. xew yi moom waxuma ko. nga xam nga lu tax. mag mu ci nekk mu nekk majeur et vacciné booy tuññi baramaas corona wax dëgg yàllam yaa ko teg sa bopp. te boo ko yóbboo feneen itam sam xel na xam nga lu ma ci jaaxal du tranquille. corona amul loolu de dañu war a fexe ku ci nekk forcé moromam parce que bu la jàppee du ma bàyyi bu ma jàppee du la bàyyi. xam nga li ngay wax c'est ça le problème. da nga gis mag moo xam ne xëy na la nga wax. moom nee na bon. damay sama yoon ci mboom feebar Macky Sall dem jëli feebar ñëw gàddu ko jox ko Ndoye Bane mi nga xam ne gëm na ni maladie bi am na xam nga loolu mooy problème bi donc il faudrait que ñi appliquer rigoureusement ñi ci faatu voilà kilifa yi ci faatu ñoom non da am na déedéet ñu ci bari ñi ci faatu fan yii ñu respecté mesure barrière la ñu woon alors keneen nee na Abdoulaye Diallo via Facebook. Il faut que les forces de sécurité s'y mêlent. bu ko defee ñu imposer population bi ñuy sol masque. am na ku wax loolu. mais imposer waxuma ko liif ya fi xewoon xam nga liif amatul. mais liif yi mais liif yaa ngi fii ci dëkk mi ngi fii ñu denc mooy liif yi 88 ya. waaw yooyu lañu war a génne. mais xam nga même bi ñu nee 88 même bi ñu nee boo takkul masque da ngay fay. am na ci ñoo xam ne liif yooyu mi ngi fi xale ba jàkkaarloo policier bi wala gendarme bi soo koy di ko génne di ko takk mais li ngeen wax ni yow ak Ndoye Bane solution la mooy que sénégalais bëggul ku dagg xaalisam nañu ne carrément ku fi xew fay 1 million 500 000 wala 1 million waaw ak 500 000 bu baax dëj 1 million yow bu fekkente ne li ñu lay jaxal ak li nga def ca dëj ba lépp wëlbati ko waat nga fayaat 1 million boole ci di jooy ka faatu yaakaar naa ne doo boole ci ñu defeere la tekki doo fay rek ñu bàyyi la bu fekkente ne day ngénte bu fekkee ne yow da ngay ngénte wala ngay ceetal wala ngay bànneexu suñu dikkee ñu yóbbu ka takk jabar ja yóbbu ka ñu takk yóbbu ña nga xamante ne ni ñoo organiser xew ba boole ci ak fayloo leen 1 million ko defee ñetti nit léegi xew bi am na benn jour way toog couvre-feu ma ne mais jarul xeex ak kulo fu respecté wul ba ñu jàpp ñooñu ñu yóbbu leen jarul yóbbu leen kaso wala ak yooyu dafay feesal kaso wala indi transmission bu dul jeex foofu dëgg la ñu xool place yoo xam ne ñun dañoo bëgg mu set place publique waaw ñu yóbbu leen foofu ñu nettoyé ko ba bët set ba bët set après ñu bàyyi leen ñu ñibbi amul benn problème bu ñu ñibbi sax am nga boo ko defee non su ñu ko defee du baax très bien docteur soo defee lu yoon ñu jàppale bale loola marché Sandaga ba docteur am na benn parent d'élève bu jaaxle nee na moom dafa am hypertension xaw ma doomam dafa asthmatique et il faut que doom ji jàngi moom daal loolu lu ko jaaxal la tout à fait am na kuy laajte ndax mënuñu ut benn système boo xam ne sama mbokki xiiboon yi noonu laa koy waxee ñoom dañuy toog ñu jéem a liggéey seen kër wala jàngal xale yi seen kër xale yi waaw surtout xam nga dans le monde éducatif dafay dina xaw a jafe pour ne télétravail bi wala télééducation jéem nañ ko xëy na am na école yu ko man mën na am na école yu ko dul man mais mais la am solo dëgg-dëgg mooy na expliquer doomam boobu situation bu mu nekk nee na doom jee ko alerté waaw kañ voilà docteur xam nga loolu moom doom jee tiit ba alerté loolu lu am solo la gis nga bu doom bi xamee waaw moom mu xam ñoom ñaari dinañ protéger donc boobaa doom ji buy dem école quel que soit alpha tant que génnul école bi ñëw kër ga du dindi maskam c'est vrai dina takk maskam moom itam moom muy waajur bi
na continuer noonu protéger doomam. parce que ñoom ñaari ku ne war ngaa protéger sa morom. c'est vrai loolu moo tax ma ne tey jii Sénégal waruñoo xool ne ni kii xale la wala kii mag la xale yi dañu war a protéger mag yi déedéet mag ñi dañu war a protéger xale yi protéger mag yi. dëgg la donc ñun ñëpp takk masque daf ñoo war. waaw daf ñoo war c'est fondamental gis nga masque bi même au delà même Covid bi. daf ñuy protéger ci lu bare. mais tamit docteur ak yenn masque. waaw ak yenn masque. waaw masque njaayeen yi ma gis ci mbedd mi nii. masque boo xamante ne nii masque bee gën a fort virus bi ndax tilim ja ca nekk moo ëpp masque bi. waaw loolu war nañu ko bàyyi xam nga Ndoye Bane ma ngi doon wax sànq il faudrait que esprit solidarité boobu ñu amoon ci njëlbeen xeex bi. bi ko président waxee ñëpp jàpp ci. loolu waruñu koo fàtte waruñu koo bàyyi. xëy na am na ñoo xam ne am nañu jafe-jafe am ñaar fukk 200 francs par jour pour jënd ñaari masque am na koo xam ne xëy na yàlla may na ko lu raw loolu nañoo baaxee suñuy mbokk di leen dimbali defe naa loolu il faudrait que solidarité boobu continuer ñi mën a defar masque di maye di xool communauté yoo xam ne soxla nañ ko ñi jox leen masque parce que masque bi aussi li nga wax rek bu demee ba tollu yenn kii mënatul protéger kenn te masque chirurgical nee nañu ba bëre 4 heures de temps la mën def ci nit ki masque yi lavage bi ñoom ñooy def 8 heures de temps te boo ko laver aussi 20 fois mënatoo weesu 20 fois dootul amati benn effet protection donc il faudrait que solidarité boobu mu ñëw dañ koo soxla état mënta def lépp il faut bonne volonté yi dugal seen loxo boo amee sa ñaari masque ñetti masque nga mën koo may sa dëkkandoo du la wàññi dara c'est fondamental il faut esprit solidarité boobu ñëw parce que dañu koo soxla gis nga tey ji suñu esprit solidarité bu ñu amoon diñu naan Afrique dafa am solidarité ak yooyu tubaab bi ñu ngi koy def Sénégal réewum teraanga waaw donc ñun waruñoo perte attitude yooyu c'est de très bonnes attitudes yoo xam ne vraiment bokkoon na li téewoon suñu communauté li téewoon suñu société te sax nag comme Grand Théâtre amatul Sorano amatul waaw ndax gi jeex na batterie yi ñuy def ko ci ñu batterie ko ci masque yi waaw docteur dafa dégg de da nga wax mu ne batterie yi def ko ma la wax yow xam nga ne docteur mii li tax mu xëy taxaw di wàññi kaayee lay won ne docteur mi dara la docteur dafa branché de Eva pour la vaccination ban stratégie ngeen teg pour mën a ñàkk askan wi waaw muy très bien Ndoye Bane maa ngi lay remercier parce que vaccination bi da lay xam ne léegi dañ ci war a wax bu baax pour sénégalais yi comprendre am na ñu koy ñi yàq xam parce que bëri na fake news comme ni ngeen ko waxee mooy les fausses informations di intoxiquer population bi di indi information yoo xam ne day indi sikk sàkk ci xelu nit ñi te vaccination tey bu ñu xoolee mooy remède bu fi ne waaw bu weesoo geste barrière yi suñu yaakaar ci vaccination bi waaw suñu yaakaar ci vaccination bi la vaccination bi nag Sénégal du dëkk boo am doole du fii la ñuy defaree vaccin donc war nañu ko jëli feneen te ñëpp ko soxla lu ñëpp soxla rek mu raar lu ñëpp soxla mu seer moo tax Sénégal am ñaari initiative boo xam ne dañ ne initiative COVAX mu am plus de 170 pays mooy téeméer ak juróom-ñaari fukk état yoo xam ne dañu lëkkaloo ànd ak OMS pour xool nan la ñuy def ba am vaccin yooyu mais ñu leen di jàppale ne leen nag mën nañ ko mais 20% lañ mën a vacciner seen dëkk 20% yi ngeen di dëgg noonu la ñëwee 20% yooyu nag muy téeméer boo jël ci réew mi ñaar fukki nit lañ mën a vacciner état ne man du ma yem ci loolu juróom-ñetti fukki yi ci des man dinaa góorgóorlu génnee ko sama gafaga jéem a vacciner réew mi yëpp. subventionné ça fait mu mën a nekk 100%. d'accord mais 20% yooyu dañu xool ni dañu war a prioriser. ñu ne nag am na ñoo xam ne ñoo war a njëkk a vacciner ñan ñoo war a njëkk a vacciner mooy personnel de santé yu nekk ci CTI yi nekk waaw ñu naan première ligne même man mii sax new ma première ligne fantassin ba tey bokkoo xam nga waaw même man mii sax new ma première ligne voilà ñu nekk première ligne ñooñu la ñuy njëkk a vacciner premier GV waaw voilà deuxièmement ñu ne ñan la ñuy vacciner ñu ne force de défense ak sécurité xam nga réew bu amul force de défense amul sécurité wax dëgg yàlla réew moom mën naa tëj ay buntam dem waaw ñu ne ñooñu tam dañ leen war a vacciner ñu ne troisième catégorie ñu ne mooy li soxna Awa doon wax léegi rek mooy personne vulnérable yi mooy ñi amee comorbidité
ñu ne ñooñu il faut ñu protéger diabétique asthmatique diabétique ak yooyu ñu ne 4e ñu ne mooy ñoo xam ne am nañu 60 ans jëm kaw. très bien. donc gis nga ci loolu la ñuy njëkk a vacciner. d'accord après ñuy soog a dugg ci le reste de la population. muy ñaari initiative COVAX. ak initiative beneen initiative nag mooy initiative nationale. ñu ne bii baax na. mais le temps muy nekk dañu góorgóorlu ñun suñu bopp ñu xool nan la ñuy def ba amal suñu bopp suñu ñàkk. loolu mooy boobu conservation bi maa ngi ciy dégg ay wax denc bi. waaw xam nga nit ñi dañuy wax rek mais Sénégal du tey la commencé vacciner. programme xam nga yaa ngi ko doon wax sànq. boo déggee xamatuñu luy xureet xale yi boo leen laajee luy xureet xamuñu ko. c'est vrai xam nga boo leen laajee lan mooy ngas xamatuñu ko. xëy na sax même am na médecin yoo xam ne tey jii mosuñu gis ku ngas. am nga. jëlee ko jamono tétracoque. waaw tétracoque voilà. poliomyélite. ñu ne léegi dañ ko éradiquer. fièvre jaune bee ko déggee ay ñaar ngay dégg. dëgg la ci at mi. xam nga donc Sénégal du tey la tàmbali vacciné. te vaccin yooyu yëpp defaruñu ko fii yu ci ëpp. dañ koy jëlee bitim réew. te dañ koy conserver. te def nañu réunion boo xam ne tey jii ñun xam nañu poste de santé ba ca hôpital ñaata frigo fa nekk. ñaata congélateur a fa nekk. congélateur yooyu ñaata lañu. bu fekkee soxla nañu conservation 80 degrés moins 80 ñaata congélateur la ñu war a jënd mettre ko à la disposition de ces gens-là loolu yëpp évaluer nañ ko tey. kon yéen a nga waaw xam nga bu baax a baax te ñëwagul. man de dama bokk ci ñi dalal seen xel. xam ni situation bu bees nu ngeen koy waxee. voilà mesure yu bees tout simplement. teg nañu ay commission dafa am comité des experts indépendants. d'accord ñooñu ñoo lay seetlu saytu vaccin bi ne la baax na wala ñu ne la baaxul. ñooñu amuñu luñ ciy xool. dañ la bu baaxul dañ la naan baaxul. très bien muy comité éthique boo xam ne comité de recherche éthique. boo xam ne professeur Anta Sall Dia moo ci ne. moo jiite mbir mi. ci loolu ñu am ay sous comité. sous comité logistique ñoom ñooy toppatoo affaire frigo yi affaire oto yi ñoom ñoo ko yor. xam nga jeexal nga wax ji foo wax ba wax éthique amatul wut voilà xam nga amatul njuut njaay macha allah comité boo xam ne communication la man may président comité boobu. très bien nga xam ne dañuy dugal lépp muy waa association des journalistes. en santé. dañuy bokk. société civile day bokk acteurs communautaires dañuy bokk religieux yi dañuy bokk. incha allah ñëppay bokk ci comité boobu. parce que vaccination bu mel nii yàgg nañu vacciner naam mais day contexte bu bees. muy contexte boo xam ne bëri na coow. il faut ñu jàngal nit ñi xam lan mooy vaccin. est-ce que c'est fa ngay tëjee obligatoire. c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire. gis nga am na réew yoo xam ne tey jii seen président mooy bind ne forcé ñëpp vacciné wu dañuy vacciné wu mais Sénégal day démocratie Sénégal dépassé na foofu. démocratie yàq réew mi nag de. wallaay Sénégal dépassé na foofu. amul amul obligatoire. mais dinañ waxtaan ak nit ñi convaincre leen ba ñu xam ne loolu mooy ngëneel réew mi parce que tey jii nga waxtaan nit ñi convaincre ko. c'est vrai ba mu gëm ni lii mooy ngëneel ci moom mooy ngëneel pour réew mi. te muy dëgg waaw ñun ci taxaw boobu la ñu. très bien di nga gis nit ku taxaw vacciné woo pare taxaw ci réseau yi naan bu leen fak vacciné. waaw xam nga. bu leen vacciné woo man de xarit yi ma gis ñu nekk à l'extérieur am na ci ñu nekk aux États-Unis maa ngi leen di nuyu. ñu ngi may xamal ne ñoom vacciné nañu tout à fait et kenn ki moom sama mbokki asthmatique la ma wax ko. mi ngi naan ma ñoom dañu def nànk sax ak ñoom. parce que voilà. dañu lay teg nga xaar. non vaccin sax xam nga da ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu ku ñu wone mu vacciné wu rek daanu. mais loolu amul fenn ñun liñ ñu jàngal ci vaccination. waaw gis nga même tétanos xam nga nit bu tétanos da ngay gis ñi jam tuuti bàyyi. dem toog fële lu yàgg. nga gis kenn ko oo ne ko toogal ci wetam. nu ngeen koy waxee intradermique. waaw intradermique yi ñuy def. da ngay xool ndax dina am réaction di xool bët yi ndax bët yi dina tourner. c'est vrai yooyu dañ la koy jàngal. médecine d'accord dañ la koy jàngal donc doo ñëw rek jam nit dem sa yoon loolu mënta ne. amul fenn waaw amul fenn da ngay jam de moo tax bu ma gisee yenn yi ci. réseaux sociaux yi. c'est vrai damay reetaan ma ne c'est normal. peut-être que ñi ngi koy wax ñoo xam ne xëy na jànguñu ko. moo tax nag ñun suñu rôle wa am solo. ñu war a taxaw expliquer population lii ngeen di gis ni nekkul. très bien waaw. waa Facebook nuyu nañ leen bu baax a baax ñoom Abdoulaye Diallo ñoom Pape Diaw ñoom Momar Fall ñoom ñëpp ñu ngi réagir Mam Binta Papa Gueye wax dëgg yàlla ak ma xool Adama Ndoye am na kuy laajte docteur fa lay tëjee ndax Réa mi ngi ñuy wax waxtu bi jot na
nee na diggante masque yi nga xam ne sunu tailleur yi ñoo ko defar ak beneen masque bi ban moo ci gën. gis nga masque yi yëpp mën nañ ko utiliser. d'accord mais masque bu ne dafa am durée de vie. mooy masque chirurgicaux yi ñuy wax masque chirurgicaux yi. waaw mooy yii. d'accord yii. waaw 4 heures de temps. d'accord war nga ko dindi changé ko. d'accord sànni ko waaw te yii fan yi ci gannaaw lañ gis ñuy wone ne dañ koy fóot ak yooyu waaye dëgg yàlla ñun jàngaluñu lool. waaw dañuy jàngal mooy ñeenti waxtu lay def. waaw dootul amati njariñ mënatul a protéger mënatul protéger keneen waaw kon benn jour loolu lu leer la. benn jour ñaari masque. voilà masque tissu yi mën na dem ba juróom-ñetti waxtu. masque tissu waaw mën na dem ba juróom-ñetti waxtu mooy 8 heures de temps. waaw te mën nga ko fóot ñaar fukki yoon. kon kay yéen a ngi warul mën a dépasser warul mën a dépasser 20 fois. très bien waaw te mën nga ko boo ko fóotee ak eau de javel. nga pare weer ko. mun nga ko passé ak lu tàng 2 minutes. docteur li nga wax garaawal Modou Anta Mbaye. docteur merci beaucoup mois de mars ba léegi. waaw benn masque boobu mu yor la yor. très bien man damay cokkaas ñoom tuuti ak ñoom bay paate yéen ñi nga xam ne yéen ay ñaw masque yi di ko maye indi leen loowu paquet wu Evatra li kenn mësu ko gis. waa atelier 221 lay tooñ oustaz Pape Mbaye ñu ngi koy nuyu docteur remercier nañ la gërëm la vraiment ci flexibilité bi kontaan nañu. man kay maa leen di gërëm di leen sant. di ñaanal réew mi. amiin di ñaanal réew mi yàlla na fi mbas mi jógee. amiin yàlla jëlee ko ci kaw suuf. ñëpp am jàmm. di leen ñaanal yéen itam seen liggéey bi continuer gën a am barke. amiin Guèye vraiment yéen a ngi dégg liggéey bu am solo. yéen a ngi yee askan gi. vraiment loolu la ñuy xaar ci sénégalais bépp sénégalais fa nga nekk fu ne war ngaa mën a dimbali sa askan. dëgg la ci li ngay yëngu. vraiment di leen remercier au nom du ministre de la santé et de l'action sociale. di encourager le personnel médical. di leen encourager di leen féliciter bu ñu waxee personnel médical nag du médecin bi rek. depuis directeur hôpital bi la wala médecin chef région wala médecin chef district ñëpp lañ ci boole brancardier beeg ñëpp. di leen féliciter di leen encourager. ñëpp gis nañ seen taxawaay tey jii vraiment siggil nañu vraiment le corps médical. vraiment di leen féliciter di leen remercier. Adja Linguère. wallaay xanaa di ko jaajëfal bu baax a baax te lay ñaanal yow itam. ndax xam nañ ne yan bi diis na. nga dund ba xëy suba rek taxaw jàkkaarloog ñun nañ tey nag moom. 0 cas te nañ ñëpp dañoo négatif. bu ñu fi waxatee 0 cas xew du ci topp à l'instant de. 0 cas ba pare xew ci ëllëg sa. man daal wax dëgg yàlla am. waaw Antoine. 0 cas Eva organisé naan nañ dem def kii wasifa ak xaw ma nag. déggoo baab bi ma koy dañuy xadara. Antoine Baye Fat Mbacke maa ngi lay nuyu taaliba Serigne Saliou boobu yow ñëw nga miinagul sa kanam nga ne ñu tëddi leen nga ne ñu tëddi leen 21h yow nee naa bu nu miinee sa kanam danga naan bu leen génn ci 13h mais xam nga lu ma lay wax. Pape Cheikh nee na war na dégg meilleur fa man bu nee war na dégg meilleur fa rek. non man de bi ma ko may neex na nee naa ko Antoine ñun jotagun laa miin. nga ne ñu tëddi leen 21h ma Antoine xanaa bu la miinee 12h nga ne. mais je vais vous dire. mais di ko wax ne ko daal. waaw gis nga mbir mi yàlla daf ko tombale ci moom. Aly Ngouille way war a rafet na def na lam ca waroon a def ba dem. kon yow itam ñu ci jaajëfal Aly Ngouille ak ñi mu àndaloon ci cabinet ñëpp ñoom Bassirou Ndiaye ñoom ñëpp. c'est vrai kon moom itam yàlla na sax yàlla jaarale ko fi li ma doon wax ci tàmbali ba rek. Ablaye Diouf Sarr daal yàlla na way wi rafetee ci loxoom. waaye yéen ñi ko séq ak moom ñëpp itam. nañu góorgóorlu tamit ñun askan wi. waaye bàjjani gox yi nañu leen gën a jaajëfal gën leen a dugalaat ci mbir mi ñoom itam. ndax ñoom mënoon nañoo waxtaan ak jigéen. ju musul dem defi visite ba mu dem defi visite. doon nañ waxtaan ak jigéen ju musul ñàkk doomam ba mu dem ñàkki doomam kon bu ñu ko dugalee ci lii am na cër bu ñu ko jox ci kër gi am na cër bu ñu ko jox ci koñ bi dina mën a dugg ci yenn kër yi fu ngeen mënta yegg yéen mën fa waxtaan waaye way takk der yi kenn du yéen bu ñuy nelaw yéen a ngi ci mbedd mi amatu leen dund amatu leen njaboot léeg-léeg ngeen taseeg saay-saay boo xamante ne xamul fan la jógee xamul fan la jëm dàqeeg yéen ay xeer ba bët set kon daal yéen daal yàlla na seen jàmm yàgg te yéen itam ngeen mucc ci mbas mi ak waa santé ak yéen ñëpp képp ku ci yëngu rek yàlla na la sunu borom bi fay yàlla du liggéey loo ko mu nammuta fay Sénégal nag liggéey fi yombul parce que les roube maan nga xam ne mooy seen profession mooy seen ADN yàlla na leen yàlla soppi ngeen sensé waaw di wax ne ki jaar ci yére bi mooy sama rakk ja màgget kenn du moom mi ngi ci 77 222
09 09 woo leen ko mu defal leen ci robe yu baax yi temps yi maa ngi féexlu lépp ci jàppale Antoine ci xew-xew bi waaye di wax ne ki jaar ci bopp bi mooy salon sunu taar moom itam madame Diatta mën ngeen ko woo ci 78 173 61 71 78 173 61 71 waa sunu taar ñaañaak xale fa nekk yëpp yàlla na seen jàmm yàgg waa Sénégal kenn gënu leen Omar sama soppe bee géen ñëpp waaye di nuyu waat nag mboolem ñu nekk ca prison wu Kaolack ba ndax temps yi dama faa bari ay xarit loolu yàlla na seen jàmm yàgg. jërëjëf Adja Linguère boo tuddee Aly Ngouille Ndiaye sama xel itam dafay dem ci soxna Gaye Wilane macha allah xaritu Nafi Mar mu bëri nag samay xarit yoo xam ne ay xaritam lañu xanaa Ndakaaroo ngi nii soxna Aminata Tall la belle Aminata Tall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yaayu Asia macha allah yal na ko yàlla defal jàmm defal jàmm ajaratu Juma Jeng Jaxite sunu xarit boobu moom itam buñ fa ajaratu Ana moom itam ñu ngi koy nuyu yaay Mamou yaay Kinelo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah yal na yàlla defal ñu jàmm ma dem ca Sacré Cœur nuyu ajaratu Umu Xayri Diagne yaayu Rabi Silla moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ndoye Bane. waaw jaajëf comme ni ko mam waxee rek di féliciter docteur Ousmane Gueye di ko remercier ci disponibilité bi tamit il faut ma sànni xeer parce que am na ci ay député yow minute sànni xeer ma da ngay def minute sànni xeer da ci am ay député yoo xam réalisatrice sa ngiree feebar bi daloon na leen waaw ñu wér waaw man leen en tant que puisque askan wee leen fal waaw dama bëgg ngeen ñëw toog wareef wax ak askan wi oui ñëwuñu te loolu lu ma metti la pour xamal nit ñi ne feebar bi mi ngi fi waaw pour xamal leen suñu feebar parce que mën naa woo ku ne mën naa woo ay nit mais nga jël nit koo xam ni Sénégal yi xam nañ ko mu toog fi ni man mii di député wala man mii di nangam corona woon naa xam nga lu ma la ciy dollil xanaa xamoo ne awa toog ci télé bi sax ne moom dafa asthme wala dafa am diabète dafa am tension suñu dëkk yi dañuy ne pourquoi nga koy wax voilà man nag loolu c'est là c'est un man dama ko wax ndax sëriñu soose yi dan may ñaanal ma wér maay seen buur metti na ma trop parce que man dama defe ni woon askan wi mais askan wi taxu leen a jóg loolu moom ñama woo waxoon naa leen su ma demee dinaa ko wax c'est vrai parce que man woowuma leen pour sama bopp dinaa ko wax boo dinaa wax ni loolu dama leen a woo ñu non askan wi leen ñoom honorable waruñu def loolu ñu mu dale leen ca assemblée ba ndeysaan su fekkee ñoom ñooy waaf kay askan wi waaf looy waaf may saluer ñi nga xam ne taxaw nañu bind ni ñoom feebar nañu wér ba wér muy giraaseek ak kii nekk tekki macha allah Diallo moom yàlla na ñu gën a wér man député yi ma woo ñu jigéen lañu lank lañ def ñu ngi nuyu suñu papa dégg nga Babou itam may waxaat ñoom Sira Ndiaye ngay gaaral non ñoom Sira samay xarit lañu ñoom ñi may sànni xeer nii samay xarit lañ de dégg nga beneen bi mooy d'accord docteur Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam ne su coow li baree rek mi ngi dox maanaam su xeeri baree ci sa kaw jàppal ni yaa ngi ci yoonu baax wa tout à fait waaw fii Sénégal suñu demee balay tàccu di la gërëm rek xamal ni booba ña nga jëm ak yow yoof wala bàqee suñu lay gërëm rek waaw te foofu mais waa ji nee na la doxalal yaa mais yuusoo ma ko wax waaw doxalal yuusu moo ne ma su tool yi baree rek mi ngi dox génération doxalal yaa ngi doxalal kon bëgg ni doxal leen mi ngi dox te nit ñi képp ku ci moytuwul ba sa papa coronaati wala si ay coronaati wala sa maam coronaati xaman yaa ko rey xale yu góor yi surtout te affaire bi sax dégg naa dañ doon wax naan du rey nègre nègre de corona fi mu ni nègre yëpp a corona te li muy faat ci nègre kenn xamul nu mu toll minute sandi xeer mbir maa ngi noonu xam c'est fini minute sandi xeer non du sandi xeer chaque léegi dans wareef chaque su may tëj dama lay may minute sandi xeer très bien Mia Ndour ñoo ko gisandoo ñu ngi lay nuyu yow itam ak waa régie yëpp macha allah ñoom Babacar Bey ñoom Alioune Diagne ñoom am macha allah di leen wax ne lii mooy seen émission wareef Eva Tra nag di remercier bu baax a baax waa Pendasta Mode ñu nga nekk ci 77 541 03 06 man damay dugg Bamana jaar may boutique dugg biir kër Dibor et mélange boobu moo leen di neex kon boog ma ngoog bijouterie rotonde merci di remercier di nuyu plutôt soxna ba tey day ànd ak remerciement soxna Ajaratu Khady Diallo ca Caaroy Azur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax képp ku toogoon di nu seetaan yal na yàlla dolli la jàmm dolli ko sa biir kër
dolli ko ci sa askan te itam Covid bi nga xam ne jaaxal nañu ñun ñëpp incha allah yal na yàlla woyofal loxoom bu baax a baax bu ñu defee nanu defee woon rek incha allah dina fi jóge mooy ñu respecter mesures barrières yi gestes barrières yi distanciation suñu diggante soxlawul Eva di wax ak mami ñëw jege ko nii dandu sorante rek nan ko daan waxee kon bokk rendez-vous suba incha allah ak cofeel gu dul jeex bu leen quitté toog leen jàkkaarloo ak TFM ndax dafay seetu te rek am nañu yaakaar ne yéen a ngi ciy gis seen bopp jërë ngeen jëf